leen di nuyu mbokk yi ñuy bàyyi xel ci réew mi ak biti réew di leen dal jàmm seen bloc d'information La Totale ni ñu koy defee ginnaaw 18h30 bu jot tey nag ñuy waxtaanee li nga xamante ne bii jamono ji moom la ñuy waxtaanee ci penc yëpp di wàllum politique waaye wàllum politique ñaari poñ yoo xam ne jib na ci élection locale yi nga xam ne moom la ñuy waajal janvier 2022 ak li nga xam ne moo jëm ci découpage administratif bi ci waxtaan wi nag ñu seq ko ki nga xam ne moo di Pape Konaté nekk membre cellule communication bu Taxawu Sénégal Pape ñoo ngi leen nuyu. waaw maa ngi leen di fay di aussi rafetlu invitation bi di nuyu bépp téléspectateur ITV. jërëjëf Pape ñu ngi janoo ki nga xamante ne bii moo di Lass Badiane moom it nekk koo xam ne ràññeeku na ci wàllum politique responsable APR Grand Yoff Lass ñoo ngi lay dalal. sëñ Cheikh maa ngi lay siyaare maa ngi bëgg lool di siyaare Pape Konaté di bëggee ñëpp ñuy seetaan à travers ITV ak ci plateforme digitale yu groupe E-Media yëpp. dañ koy dooree ak yow Lass ci wàllum découpage administratif bi ni ñu dogee Dakar moom jamono ji doy na waar jógee ci ñeenti département jëm ci juróom nekk région bi nga xam ne mën nañ ko wax mooy région bi gën a ndaw ndax loolee jàngat ban nga ci am d'abord avant ñuy dégg ci li nga xam ne moom la mën a jur. waaw xam nga jàngat bi ñu ciy am mooy dafa am injustice boo xam ne dafa amoon président de la République réparé ko. parce que boo fàttali ko Sangalkam ñu ngi ko créé communauté rurale depuis 1983 boobu ñun juddooguñu. ñu dem ba 2011 moom moo nekkoon arrondissement bi. 2011 pour des problèmes politiques maanaam nguur gi fi nekkoon bëggoon régler ay problèmes politiques mu foqati li nga xam ne Sangalkam moo ko moomoon parce que Sangalkam fa la autorité siège administration bi yëpp nekkoon sous préfecture bi district sanitaire bi ak gendarmerie bi ak lépp ñu foqati ko créé Bambilor bi nga xam ne village la woon. créé ko def ko arrondissement jël lépp loo xam ne moo nekkoon biir Sangalkam jox ko Bambilor xam nga loolu injustice la woon ba ay nit génnoon ci mu am ay coow nangam ak nangam léegi nag ñu dem ba ci biir te damay fàttali ni ci référendum bu 2016 dafa am 14e point bi constitutionnalisation des territoires publics dafa bokkoon ci li nga xam ne président dafa ko dige woon ne gox yeeg goxaat yi dañ ko war a yeesalaat maanaam def ko mu dëppook jamono parce que dafa bëgg équité bi nga xam ne moom la woote mu mun a jàll fépp te injustice bu ko benn territoire nekkee victime il faut que ñu jooyantu ko loolu tax mu indiwaat redécoupage bi. pour ñi nga xam ne loroon nañ leen ñu mun koy indiwaat pour daggaat ko mun mu jub. yow réparation injustice la ko laa jàngatee. inconstitutionnalisation wu départ wala li nga xam ne moo di parti yi nga xam ne moom lañ jàpp ne rawatina Bambilor Sangalkam ci li nga xam ne moo di département bu Rufisque laal na it li nga xam ne moo di Diamniadio Kër Massar kon dafa mel ni yemul foofu rek est-ce que kon réparation injustice la yow sa gis-gis. mënuma ko jàppee ni réparation injustice la lu waral lool parce que réew dañ koy pencoo kenn du ko pàccoo. lu tax ma wax loolu mooy Macky Sall dafi woote dialogue national. ci dialogue national boobu noonu ñëpp toog nañ ci parti politique yi société civile ak ñeneen ak ñeneen mais déggoo leen benn yoon ci dialogue national bi Macky Sall waxtaanee lu jëm ci redécoupage. mosuñu ko gis fenn. Macky Sall ba muy faluwaat ci 2019 waxoon na présenté woon na tam benn programme déggoo ko benn yoon fu mu waxee waxul redécoupage ñun xam nañ lan moo nekk ci ginnaaw redécoupage bi yëpp c'est-à-dire tey. Macky Sall ak waa këram bu ñu bëggee def yenn taxawaay wala amee yenn taxawaay yoo xam c'est purement politique dañuy jéem a xool nan nañ koy commencer feneen. lancer ballon de sonde tester ko feneen pour mujjee ko finaliser ak foo xam ne moo leen intéressé muy Dakar. te Sénégalais yëpp dinañ ma dégg nañ ma wax fan la Macky Sall waxee ni que Sénégal amoon ay injustice yu amoon ci côté suuf il faut ñu réparer ko. fan la Macky Sall waxtaanee lu jëm ci redécoupage ci dialogue politique bi mosuñu ko waxtaanee donc nag foofu ay réparation yooyu yëpp. ñun xam nañ yëpp ay calcul politicien. calcul politique maa ngi fàttali ne ci JDD devant Mamadou Ibra Kane Omar Gueye doon na wax ne am na ay naal yu ñuy naal ngir yeesal li nga xam ne moo di wàllum administration bi ak découpage yi ci war a am waaye nag li nga xam ne Pape wax na ko léegi Lass du xel est-ce que mënu koo jàpp bu fekkee ne ñu ngi jëm ci changement carte électorale bi yëpp lépp nar a soppeeku. mu nar a laal lu jege benn million doomu aadama ñoo xam ne bu ñu moytul sax dinañ changé waat carte électeur est-ce que loolu kon dinañ ci mën a génn calcul politique. waaw non xam nga calcul politique amu ci xam nga opposition bi ñoom Pape Konaté. bu président defee loo xam ne gis ñu seen bopp ñoom dañuy jàpp ne
mbirum politique la xam nga sànq mi ngi wax ne président taxul fenn wax ne day def redécoupage ak yooyu. président li mu war a wax ak li mu war a def du ñoom la koy waxal du ñoom la koy defal. parce que président dialogue am na xam nga dialogue dañoo wax dialogue national. xam nga ñoom li ñuy jaawale mooy ñoom li leen intéressé ñoom politiciens yi. mooy wàllu politique wàllu élection wàllu mandat. mais moo taxoon dialogue national bi amoon dialogue politique ci wetam tamit. non dialogue politique bi. commission la ci biir dialogue national. am na leneen loo xam ne ñu ngi ko doon waxtaanee moo ëpp solo fuuf mbirum politique waaye ñoom malheureusement ñoom politiciens yi ñoom mbirum politique mbirum fichier mbirum mandat mbirum falu mbirum Dakar loolu moo leen intéressé te ñi nga xam ne ñu ñoo dëkk ci kaw gi. yaa ngi dégg am na loo xam ne moo ñu intéressé ci dialogue bi mooy ñu xool suuf yi nga xam ne dañ koy saxatee nan lañ koy mën a yoree yorin bu ñëw. parce que bul fàtte ni Cheikh président de la république. toog na fii Diamniadio mu ne bokk na ci jooytu yu muy jot li ci ëpp wàllum suuf la te suuf si domaine national ñun réew mi ñëpp ñun ñoo ko bokk donc waruñoo bàyyi ay Samba Njorondaa yoo xam ne ñoom dañuy jël booloow nekk ci benn coalition bu ndaw di saxatee suuf si nga xam ne ëllëg ñun duñu mën a am kër suñuy doom suñuy jarbaat kenn du ci mën a am kër looloo tax mu ñëwaat injustice bi nga xam ne am na ko mu ñëw ne da koy jooyanti. te jooyanti bi daray politique amu ci xam nga lu tax parce que imaginel nduxura wala yeen ku xam nduxura ñii di seetaan nekk nduxura wala yeen mooy da ngay passé Diamniadio nga jël yoonu Mbuur nga dem ba croisement yeen nga jàdd mooy nduxura pël nduxura olof. imaginel da ngay romb Diamniadio nduxura ak yeen ñu ngi ko boole Tëngéej boolewuñ ko sax Diamniadio maanaam da ngay passé Diamniadio nduxura yeen ñu boole ko Tëngéej. yaa ngi dégg Diamniadio boolewuñ ko Bargny ñu boole ko Tëngéej kon boo xoolee redécoupage bi dafa jël ñi nga xam ne gox yi nga xam ne ñoom ñoo jege mooy ay nduxura pël ay nduxura olof ay yeen ay Diamniadio ñu boole leen. yaa ngi dégg am ay commune Bargny village yi nekk foofu ñu boole leen Tëngéej mu polariser ay Sangalkam ak. ñàkkul est-ce que diggante Sangalkam ak fi nga xam ne moo di Mbambilor ñaari yooyu foofu moom jaxasoo am na fi si wàllum politique. non jaxasoo amu fa parce que. nee naa la Mbambilor Sangalkam moo ko jur. ki nekkoon président communauté rurale bu Bambilor. dongo la woon ci président communauté rurale bu Sangalkam. nga xam ne moom mooy ministre bi léegi ministre Omar Gueye donc Bambilor mi ngi bàyyeekoo ci Sangalkam waaye nee naa la sànq pour des raisons politiques. ñu jël lépp li nga xam ne Sangalkam moo ko yoroon ñu foqati ko jox ko Bambilor te loolu jaaduwul nee naa la. autorité administrative yi bâtiment administratif yi lépp Sangalkam la nekk loolu tax président jooyanti def li nga xam ne moo gën ci waa gox boobu parce que fa may daanelee mooy. imaginer ñi dëkk jaxaay ñi ko xam mooy boo demee ba croisement Kër Massar ci station bi nga jël sa ndeyjoor yaa ngi dégg balaa ngaa yegg ci enseigne boobu di jaay produit yi donc foofu la jaxaay nekk cité gendarmerie nekk foofu mais foofu Kër Massar la gën a jege. maanaam motul juróomi minute boo koy dox waxuma sax ak oto de motul juróomi minute boo koy dox ñu jël ko yóbbu ko Bambilor te loolu jaaduwul moo taxit ñu boole ko dugalaat ko Kër Massar. li war a bokk Sangalkam ñu bokk ko li war a bokk Bambilor ñu boole ko. xam nga dafa wax ne léegi ne pour des raisons politiques moo taxoon ak injustice politique ñu jël lee boole ko est-ce que kon du raison politique a taxaat ñuy bëgg leen a indiwaat. xam nga boo waxee ni sax président dafa toogoon ci kanamu ñëpp wax ni que foncier bi lu fi xew jar naa bàyyi xel. il faut ñu xool nu ñu koy réglé. yaakaar naa du redécoupage moo koy réglé nañu waxante dëgg rek parce que tey waa Njayel ñoo ñu jooy. Njayel moom nee na waa Kawba la Njayel dañoo jël seen 20 000 hectares jox ko ay tubaab te Franck Timis dañ ko jox. waa Ndingler ñoo ñu jooy gis ngeen lu fa xew feneen ak feneen ñoo ñu jooy est-ce que yaakaar ngeen ni dëgg jël Ndingler dagg ko jox ko Jilaax mooy régler problème bi. déedéet loolu réglé wul problème waa ca kaw ba loolu réglé wul waa problème mu Sangalkam loolu réglé wul problème parce que boo jëlee ci Sangalkam ñu dendal ñoo ñu jooy. boo jëlee feneen Kër Massar ñu dendal tam ñoo ñu jooy loolu yëpp réglé wul problème xam la mooy problème bi une volonté politique d'arrêter tout ce bradage là une volonté politique d'arrêter tout ce qui est problème foncier te loolu xam na lan la muy lan suuf bi nañ leen jox ñu ko moom mooy ñu ko moom mooy ñan. ñu fa dëkk tey nag moom. damay jëlee lu nga wax yëpp tegee de côté parce que comme je l'ai dit tantôt c'est pas un problème nu mu tuddee administratif c'est un problème politique parce que su fekkoon ni rek taxawal askan moo ko taxoon jóg am na ay ñu bëri dëkk boo mënti dem ñoo ñu jooy suuf
réglé na problème yooyu. mais xoolu leen xalaatu ko. Ndingler semaine bële passé dégg ngeen am na ay nit yu fa nekk di xeex ba di sax jamante est-ce que dégg ngeen autorité administrative comme président de la république comme ministre de l'intérieur yéey yàbbi si déggoo ñu wax ci te duñ ci wax. sénégalais loolu la ñuy xaar si ñoom. sénégalais xaaruñu pour des calculs purement politiques. Macky Sall est là depuis 9 ans sànq maa ngi koy dégg ngeen koy wax. depuis 9 ans loolu yëpp def ko. pourquoi le faire à la veille des élections déggoon nañ ni fii Sénégal bépp parti boo xam ne dafa nekk pouvoir bu ñu jëmee ci ay élections day jéem a xool nan lay defee redécoupage pour gox yooyu noonu. wax nga ma sànq problème Omar Gueye. Omar Gueye problème boobu c'était à la veille des élections c'était en 2011. dégg nañ fi parti socialiste Dakar nu ñu ko daggee woon. dañ ko daggee woon méngale ko 16 nu mu tuddati 19 coordination yu parti socialiste amoon. mooy fii biir Dakaaru. waaw moom taxaw Sénégal lu ma wax kañ dafa leer. dama ne ñëpp xam nañ que Sénégal nguur yu fi nekk dañuy bàyyi ba parfois bu ñu jëmee ci. jëm si élection ñu ne xaar ñu jël affaire yi mel ni dañoo jël feuille ak bic di dagg tracé déedéet côté bi bokkul ci ñun xaar côté bi bokk ci ñun. loolu ñoo ngi ko jëlee di ko tricher ci dëkk bu ñu woowee Amérique am na benn gouverneur bu tuddoon gerrymandering moom moo tàmmoon di def loolu. bu xoolee gis ni côté bii arrangé wu ko déedéet day jël côté bii dagg ne xaaral ma yóbbee lii. gis ni côté bii arrangé wu ko day jël côté bii dagg xaaral ma indi ko ci ñun juste pour gagner ay élections te yaakaar naa ni sénégalais dofuñu parce que ku bëgg régler seen problème régler problème foncier bii am ci biir réew mi du da ngay jël dagg fii sol fële jël lii nii. léegi dinañu dikk léegi si li nga xam ne moo di jeexital yi si wàllum élection yi nga xam ne moom nga wax waaye ku nekk xam ne Sénégal it li nga xam ne moo jëm si découpage administratif ni mu demee jaxasoo bëri na ci ndax bu fekkee da ngay génn Ndakaaru rek boo demee si région yu mel ni Diourbel da ngay tànn gox mel ni Gossas tey Gossas bi bokk si Kaffrine nga xam ne moom Kaolack ak Diourbel la gën a jege sax ka Kaffrine jooyanti war naa am foofu si wàllum administration ndax bu ñu soxlaa këyit faaw ñu dem ba bi ko jógee Gossas dem ba foofu te demoon Diourbel wala dem Kaolack moo ko gën a jege. kon li laas wax duñ ko mën a dindi à 100% waaye tamit li nga xam ne moo di jeexital si wàllum politique incha allah dañ ci dikk léegi ginnaaw bi ñu defee dem si xibaar yi si wàllu kàllaama yi wala fa ànd seeg ki nga xam ne moo di soxna Aminata Ndong ginnaaw bi ñu dellu si waat nag ci njeexital li nga xam ne dina ko am si wàllum politique ak élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal 23 janvier 2022. ñu ngi leen di jaajëfal mbokk ci topp gi jaajëfal Aminata Ndong ci xibaar yi wolof yi ci yaatal gu am solo gi ñu dellu si waat ci jataay bi la total wéyal waxtaan wi ak Pape Konaté ak Lass Badiane Lass ñu ngi doon toll ci benn poñ muy li nga xam ne moo jëm ci découpage bi waaye nag njeexital li nga xam ne war na ko am ci wàllum politique ak élection yi nga xam ne dàq nañu ko yóbbu ko 23 janvier 2022 ñu war ko def décembre ak janvier dàq gi est-ce que du ub bopp mënuñu ko woon def décembre rek ndax décembre ak janvier comme ni ko nee Fatoumata Tall ki waxee keroog bi ñu seqee waxtaan julli tëdd la wala tëdd julli benn la. waaw xam nga décembre bi opposition bi ñoom ñoo ko proposé woon. donc pouvoir bi moom mi ngi proposé woon ne nañ ko def mois de février 2022. may fàttali ne dàq élection yi ci kujje gi ñoom ñoo ko sàkku parce que ñoom ñoo parewul parce que munoo jógee élection présidentielle en 2019. Gagné avec un plébiscite de 58%. kooku pare na boo xoolee sur les 557 communes 505 lu ëpp 500 communes yëpp APR ak la grande coalition présidentielle mooy Benno Bokk Yaakaar ñoom la ko askan wi dénk donc ñooñu pare nañ ñi parewul kañ mooy ñi nga xam ne mëq gi ñu mëq suuf ci 2019 ñu ne xaar ñu dem ardo sëlmu defaruwaat yaa ngi dégg utaat ngeen bu dëgër. pour mun a jàmmarloo waaye ñun moom pare nañ. moo tax it élection yi ba président jëlee décret ne da koy def au mois de janvier ñu ne kon ñoom li ñu doon def saaga yaakamtee xeex la léegi tànn nañ bis bi. li ñu doon wax ci fichier bi xam nga ci 27 points yi nga xam ne moom dialogue politique bi mu doon wax 27 points yi ñu xam ne dañ ko doon wax opposition bi doon ko teg ci kaw table bi. maanaam 25 yëpp pouvoir bi d'accord na ci. yaa ngi dégg maanaam saytu nañ fichier bi ak yooyu donc comme fi mu toll nii jox nañ datu élection bi. léegi li jar mooy ñi nga xam ne faloon nañ leen ay maire nañu présenter seen i bilan. askan wi bu ñu leen wóoluwaatee ñu joxaat leen seen ndombal tànk ñi nga xam ne nag amuñu bilan bu baax ñu xoolaat ñeneen ñu yees ñoo xam ne mën nañ dem ci askan bi proposer leen ay programme waaye ñun au niveau de la mouvance présidentielle pare nañ suñu digg ak sénégalais yi liñ ci mën def nañ ko diggante 2012 ba suñu jonn yàlla tey te dañ koy yokk bëgg bu élection yi jotee incha allah. ñu wóoluwaat ñu dénkaat ñu gox yeeg goxaat yi. ngir ñu mun ko développer incha allah. kon Pape yéen a parewul pour décembre 2022.
2021 bon waaw. su fekkee ci nii nañ nar a demee élection gëm naa ni loolu du nekk lu ñu woowee élection. lu tax moo wax ni du nekk lu ñu woowee élection parce que déjà président Macky Sall wax nañu kañ la mais waxuñu naka la waaw. parce que c'est important. naka la parce que léegi moo ñu wax ni 25 propositions yu ñu defoon ci dialogue politique bi accepté nañ ko. mais ba léegi kenn waxul maire yi nan nañ leen di falee. waaw naka la ñun bu ñu waxoon tey naka la boobaa ñu wax leen. nawoon non ñu wax leen nawoon fawoon ak ñawoon. parce que 2014 gisoon nañ lu fi amoon ak taxaw Dakar benn. ñaar boo ma nee 2019 dañoo dem élection présidentielle ngeen gagné boo xamante jubilé wu gagné boo xamante yuuxu woon yaa gagné ba pare tamit 2019 boobu nga génn ci. boobu da fekk nañu tàmm gagné rek ku tàmm gagné moom jël jubilé. déedéet ñëpp gis nañ. dañoo miin ndam ñëpp gis nañ. lan moo xew 2019 ak lu xewoon ci fichier bi parce que bu fekkee ni ñoom nee nañ jël nañ 50 milliards jël ko def ko ci ay cartes d'électeurs sachant que y a plus d'1 millier voire 1 million de personnes yoo xamante jotuñu. seen carte électeur wala mënuñu woon voter loolu càcc la ci élection benn. bu fekkee ne tamit nee nañ que dañuy dem ci élection 2019. ak 2021 amul benn élection bu am. amul benn révision liste électorale bu am nan nañu mën a gisee lu toll ci 400 000 nit yu mën a dolleeku ci fichier boobu foofu càcc moo ñu waajal moo tax ma ne ci nii ñu nekkee nii su fekkee noonu nañ nar a demee élection càcc dina amaat. en plus ma tegaat ci beneen. tey ñii ñëpp nekk ci opposition bi. amul kenn koo xamante mun na la wax ni fichier bii mooy fichier bi ana fichier bi. fichier boo xam ne ñun dañoo jël suñu 50 milliards contribuables sénégalais ñu ne fichier bi ñu ngi koy gérer Malaisie. que buñ ko war a xoolee wala il faut ñu am ay autorisation ñu war a jógee Malaisie ñun suñu xaalis la xaalis Sénégal la tey booy ñuy football mu am ñaari équipe moo ñu mel ni tey wala non pas football sax damay wax ak xale yu ndaw yi. dicté bu ñuy dicté. moo ñu mel ni man ak yow ñuy def. concours dicté. yow ñu wan la résultat yi ba pare nga gis ko nga xool texte bi nu muy mel ba pare nañ mën a la nañ dem ci dicté. noonu la demee tey ñoom ñii xam nañ ba mooy fichier bi yor nañ fichier bi opposition gisuñu fichier xamuñu fichier bi. da nga jàpp ne kuy sànnante la jëkkub xeer ba pare nañ ñëw leen ñu sànnante. loolu noonu la demee nag. Las li mu wax tamit xamaguñu ba xam élection yi parrainage ou ça parrainage xamuñu si dara 10 millions ou pas 10 millions wet di am na ci waaye dara leeragu ci surface direct ou indirect kenn xamagul lënt yi si am te 2022 jekk si na est-ce que tamit loolu taxut ñoom tamit ñu am njàqare. waaw xam nga li ma lay wax ne la ñàkk pere moo taxit lu bari da leen rëcc xam nga ñoom politiciens yi li leen intéressé rek mooy dialogue politique waaye ma koy fàttali ne ci biir dialogue politique bi ba commandé 25 points yi nga xam ne nguur gi d'accord na ko opposition bi maanaam fal maire yi au suffrage universel direct loolu da cee bokk. loolu bokk ci. non loolu yow Cheikh Sall waaw yow journaliste nga. yow ba léegi moom wax ju tegu moom laa ni président xam na lan la waxoon. dama koy wax président xam lan la waxoon. toog leen ngeen waxtaan boo leen paree lu ngeen fay waxtaan lu fay génn yëpp ma validé ko. waaw xam nga loolu waxtaan boobu nag. ba léegi daal en tout cas génn gu fa. waaw ay ci ñu dem dama la ne. boo laajee ñi nga xam ne ñun ñi ñuy teewal ci biir dialogue bi. maanaam question boobu weesu nañ ko bu yàgg. maanaam dafa am lu ci ba xaaral ma daaneel dafa am loo xam ne da la rëcc xam nga waxtaan bi fan la bloqué mooy dañoo ne maanaam kii nga xam ne mooy tëdd liste xam nga yow sa leader Barthélémy Dias 2014 bañ koy fal maire nekkul woon tëdd liste maanaam dañ ko sànjaafu ci biir liste bi ba liste taxaw Dakar gagné. après conseil taxaw Dakar yi waxtaan seen. mais loolu mooy modèle scrutin mais loolu mooy modèle scrutin bi noonu la tëddee woon. mais loolu mooy modèle scrutin waaw dama lay wax mais léegi loolu noonu moom. waaye léegi nee nga loolu tegee na de côté. ba pare yaa ñu joxe exemple bu amul 2014. waaw dégg nañ ñu wax nañu wax scrutin bi tolloon. wax nañu wax naka la. boobaa ñu defee ko comme ni ñu ko defee woon 2014. nawoon. direct fawoon na leen ak ñawoon. xam nga bu mu mënti doon xam nga bu mu mënti doon laa wax buñ dañuy wax kañ la ak naka la. buñ déglootoo rek dégg. xam nga li tax Barthélémy Dias mënu nekk candidat mënul woon nekk conseiller à la ville loolu da cee bokk parce que nekkul woon tête de liste jegewul maanaam
lu ëpp fukkeelu place bi moom la nekk moo tax nekkul conseiller à la ville xam nga Khalifa Sall ba mu bëggee ñu fal ko ville de Dakar dafa jiite liste Grand Yoff. gagné fa. ci liste boobu nga bokkoon yow non defal naa ko yow mii ci liste boobu. ci liste boobu nga bokkoon xaaral ma daane ci Grand Yoff la bokkoon. nga expliqué dama lay expliqué. ne la suffrage indirect la woon waaye pour nga mën a prétendre être candidat à la ville. maanaam il fallait nga gagné sa commune 2014 loolu moo xew. fii may wax ak yow ci biir waxtaan ci dialogue national bi dialogue politique bi maanaam tënk nañ ne maire bi ki nga xam ne moom mooy doon tête de liste kooku bu liste boobu gagné kooku moom mooy daan nekk maire beneen problème bi maanaam fi gàkk-gàkk yi fi mu am mooy ki ci topp. est-ce que moom mooy nekk premier adjoint wala deuxième adjoint maanaam ci yooyu lañ nekk waaye loolu mbirum suffrage universel direct sur la forme. non c'est pas la même chose. non da ngay jaawale déedéet xam nga naka la leerul. mënoon nga nekk sixième personne ci liste benn commune par exemple Grand Yoff liste boobu gagné directement da ngay nekk conseiller à la ville. yaa ngi dégg donte nekkoo tête de liste mais léegi dafa am lu soppeeku léegi boo nekkee tête de liste Grand Yoff bu liste boobu gagné automatiquement yow la ñuy fal maire xaaral ma daana rek Pape Konaté léegi fi may ñëw ak yow mooy gis nga wàllum élection yi yéen da ngeen yàkkamti ba maanaam am na lu ci bari loo xam ne da leen réer xam nga élection yi. dafa concerné wul journaliste yi non déglu ma wala ñëpp war a yàkkamte gi sax dafa war ndax xam déglu ma wala Cheikh loolu yow da la réer. waaw déglu ma wala ndax li wax nii fa nañu wax bëri na ay lënd dama la ne bu ñuy dem ci élection territoriale dafa concerné wul bu ñuy dem Dakar laas bu ñuy dem ci élection laas bu ñuy dem ci élection te mu bëri ay lënt loolu moom laay waxee rek leerul foofu dara leeru fa nee naa la càcc bi non càcc amu ci waaw dama lay fàttali Pape Konaté déglu opposition ñaari affaire rek nañ laajte muy lan kañ la ak naka la. wax nañ kañ la wax nañ naka la kañ la moom xam nañ ko kañ la fichier bi ngay wax xaaral ma tontu la ci. fichier bi ngay wax xam nga naka la. mais est-ce que ak découpage bu bees bi fichier bi tamit est-ce que sax am na xam nga au moins il y a des cas yoo xam ne lan moo tax li muy wax nekk ay waxu bakkan. fichier boobu muy critiquer moom lañ demee élection législative 2017 dëgg loolu dëgg. coalition taxaw Dakar. ci la amee ay député dëgg loolu dëgg. fichier boobu moom lañ demee élection au conseil des collectivités territoriales. département de Dakar coalition taxaw Dakar moo ko gagné am ñetti conseillers Cheikh Gueye ci la bokk maire Jëppal Derklé dëgg loolu dëgg. waaw léegi xaaral ma daane fichier boobu déglu ma daane rek xaaral ma wax la même fichier boobu. coalition taxaw Dakar moom lañ ñu gagné ñun Benno Bokk Yaakaar département de Dakar ñetti conseillers. au conseil des collectivités territoriales yéen a ko gagné woon. au conseil waaw déglu ma wax la waaw dama lay wax. élection au conseil. yow élection au conseil xanaa xamoo ne conseil municipal ñoom ñoo koy voté. am na loo réeré de. waaye nag amul légion directe. yow élection au conseil c'est des conseils municipaux qui votent. là on parle donc nag non ba ma jeexal non bàyyi ma leeral la rek yow bu leerul rek dama lay leeral. c'est-à-dire là on parle d'un fichier où les Sénégalais voteront en 2019 fichier boobu muy wax nii te mu ne moom la 2017 moom la ñu demee. mais fichier boobu noonu waaw ma rappelé ko. ñoom Amadou Ba moo fi génnoon à 3h du matin ne ñoom ñoo gagné Dakar avec 4000 voix loolu 2017 ñaari at yi matutugul sax. ñu ne tamit ñoo gagné waat Dakar ak plus de 200 000 voix ci fichier boobu nan nga ci mën a en moins de 2 ans nga ne yaa gagné woon Dakar mooy. am na ñu àndoon ak yow bàyyi na ñu ànd ak ñun loolu kay am na bàyyi na leen. la moitié quand même c'est Moussa Sy mi nga xam ne moo nekkoon seen capitaine d'équipe. mais la moitié quand même c'est ba pare tey nga ñëw Moussa Sy bi nga xam ne gaynde la biir parcelle. yaa ngi dégg moom moo yor caabi bi yor caabi buntu bi Moussa Sy boo ngeen gagné département xanaa loolu mooy parcelle yëpp a leen fotal loolu mooy te amuñu amuñu 70 de votants au parcelle mais ñëw nañ biir APR am na ñoo àndoon ak réew mi avant Idrissa Seck di ñëw ànd ak président de la République am na ñoo xam ne dañoo bokkoon nag réew mi yaa ngi dégg bàyyi nañu réew mi ñëw bokk non dama bañ donc ci diggante 2017 kañ dégg la ma diggante non moom laa lay wax mu rek soo bi dama lay wax mu rek soo bi moom la mu rek soo bi mënoo ko critiquer parce que fichier boobu waaw léegi ma doon ko damay bañ ñu des ci fichier bi parce que buñ ci desee dinañ yàgg dañuy doon da ngeen di junjul léegi mbir fàttali nga 2017 ni Barthélémy gagné woon Sacré-Cœur Mermoz wax nañu parcelle mu yóbbu ñu ci bataille de Dakar local bi ñu ngi ci jëm ci sa candidat
déclaré wu ne dafay nekk candidat d'abord yow ban lecture nga am ci candidature Barthélémy Dias ci maire bu Dakar. c'est une candidature légitime parce que ñëpp xam nañ Barthélémy Dias trajectoire politique am fu mu jógee ak fu mu dem ba egg si fii tey waa Dakar ñoo bëgg Barthélémy Dias nekk seen candidat Barthélémy Dias c'est le candidat de Dakar Barthélémy Dias c'est d'abord le candidat de Dakar avant d'être le candidat de la coalition Taxawu Sénégal waaw waa Dakar ñoo ko plébiscité. dégg nañ ñeneen naan tamit candidat nañ du ma sax tudd tur mais xam nañ ku fi dàqu dóor suuf ci Sénégal nee na candidat la parce que diggante 2000 ak 2012 il était directeur des impôts et domaines. kooku kan la suufu Sénégal yépp moo ko dóor. waa déglu ma ñëw soxlawul ñëpp xam nañ ko. yaa ngi dégg non du ma junj doy na borom xel. ñëpp déglu ma ñëpp xam nañ ko. kooku moo suufu Sénégal yépp moo ko dóor en même temps aussi moo njëkk nekk ennemi wu Dakar c'est le premier adversaire de Dakar des Dakarois plutôt parce que emprunt obligataire bi bu nga waroon soppi xar kanamu Dakar moom moo leen ko bañal te moo ko jëkkoon validé. tey Dakar bu ñu toogee ba ñëpp ñuy ay Médina ak feneen ñuy xuloo ay terrain gazon synthétique ak yooyu noonu Amadou Ba bokk na ci lu ko indi. parce que fii déglu ma waaw. xam nga war xam na waaw moom laa junj bi xam na lu tax ma wax loolu. tey ci emprunt obligataire boobu waroon na permettre ñu mën a tabax 19 nu mu tudd stade ay municipaux ci communes yi. waroon na mën a tax ñu def yeneen ak yeneen mais Amadou Ba. en tant que ministre des finances moo ko tere woon moo ko xañoon waa Dakar. moom mii ci boppam comme nu mu ko waxee tamit bokk na ci nit yoo xamante ne ñoo ëpp lu ñu dóor ci suuf problème foncier bi ngay dégg Dakar yi yëpp ay Ngor Woof Yoff Wakaam yëpp moo ma. tey mais moo am waaw léegi mais moo am waaw yeggale si Barthélémy waaw léegi tey. kooku ñëw nee na candidat la. xam nga kooku mënuñu ko jël di ko booleeg Barthélémy Dias nañu wax dëgg waaw Barthélémy Dias kenn mus ko fi gis ñu ne dafa dëpp kees. kenn mosu ko dégg ne dafa dëpp suuf te pourtant Mermoz Sacré-Cœur la nekk maire zone boo xamante bokk na ci zone yu gën a cher ci Ndakaaru Njaay te yooyu yëpp mosoo ko dégg ci loolu tey nag bu ñu nee Barthélémy Dias maire de Dakar wala Barthélémy Dias candidat à l'élection donc pour la ville de Dakar wax dëgg nekk na loo xam ne dafa war a mën a nekk. am ngeen sérieux candidat Lass ku ngeen janool waaye dafa mel ni laataa ngeen di janoo ak yéen moom. en interne faaw ngeen lijjanti seen guerre interne bi ba pare mu ngi koy junj léegi Amadou Ba waaye nag xel dem na ci Abdoulaye Diouf Sarr ak ñeneen ñoo xam ne ay ténor lañ ci Ndakaaru nag ngeen di gérer loolu ci biir. waaw xam nga li ëpp def ci àdduna wala ci politique mooy di waxee bakkan te Pape Konaté bi boo ko déggee xam ne li muy waxee bakkan dafa bari xam nga boo nee monsieur le maire Barthélémy Dias mooy candidat waa Dakar. xam nga loolu waxee bakkan gënu ko weesu maanaam mën nga wax ne. yéen moom mooy seen candidat te candidat ñan mooy candidat ay ñoñam parce que manque de respect ak manque de courtoisie républicaine mënta weesu nga bokk ci coalition say wax la de man say wax rek laay dàbbali yéen ngeen ne c'est coalition Taxawu Sénégal ngeen bokk biir coalition bi mu am ay kàngam am ay parti am ay mouvement am ay personnalité yoo xam ne da cay nekk waxtaana la goo leen maanaam waa ji daggee ci langue bi fële. xaaral ma daanal rek s'il te plaît. xaaral ma daanal mooy seen ngeen internet seen biir après naa ñëw si loolu. non dama lay wax. maa ñëw suñu coalition amul problème. Lass man dinaa ñëw seen problème ñëw man dinaa ñëw seen problème coalition amul problème déglu rek. xam nga manque de courtoisie républicaine mënta weesu. maanaam waxtaanoo ak say ñoñ. parce que joxante cër dafa am solo ci àdduna ci diggante. xam nga Barthélémy Dias bu desoon ci moom xaaral ma daana rek waaw non xaaral ma wax la. de toute façon ñoom ñoo ko wax ñoom ñoo ko wax am ngeen déglu man ndax moom moo fekkee. waa léegi xaaral ma wax la. ba xam nañu mujjee am ngeen droit. yow dinaa ñëw si loolu ak ñoom nuñu mujjee mais la waaw nekk candidat. am na droit légitime nekk candidat. yaa ngi dégg waaye dafa am préalable na fexe ba gox bi mu nekk mu gañewaat ko ñun par rapport ak adversaire biir Dakar il faut plus grand quand même. waaw non am na ci droit. waaw dama la ne. balaa ngaa dem ci làmb ji di bàkku nga dem ba yegg ci làmb ji dafa am solo xam nga man du ma nekk sax di wax candidature minuscule amuñu jot boobu ñun suñu programme xam nga ñun waa mouvance présidentielle bu fekkee ne majeur ngeen tamit seen majeur bi. moom xam nga sànq da nga wax am ay toj-toj yu bëri yooyu. da nga wax suñu coalition. nga ne Amadou Ba. nga ne le ministre Amadou Ba nga ne le ministre Abdoulaye Diouf Sarr. moom mu wax fii moom mu wax fii waaw Mame Mbaye aussi waaw moom Pape moom mu wax fii. indi ay tuuma ci ministre bi
man du ma avocat ministre bi xamuma ko. sama camarade de parti la waaye sequñu dara waaye loolu lu ëpp di def la parce que boo waxee ni nit def na nangam ci ay suuf te amoo ci dalil foo ko teg maanaam bu la wooyee ci yoon rek da ngay am jafe-jafe. beneen bi mooy. ñun coalition biir Dakar ñun benn adversaire lañ am Dakar Cheikh. adversaire bi ñu am mooy melokaanu gu ñaaw gi Dakar am adversaire gi ñu am mooy. ki nga xam ne waa Dakar dañu ko wóolu woon 2009 ñu wóoluwaat ko 2014 at bu jot ñu yëkkati juróom benn fukki milliards teg ko. ci gafagam xaaral ma kay waaw Khalifa waaw ci 2014 boobu la yaa ngi woon ci liste bi yaa ngi woon ci liste 2014 waaw yëpp mën naa koo leeral. dama la ne ñu wóolu nit jox ko ñaari mandat li mu digg woon ak waa Dakar yëpp defu ko. problème yi nga xam ne yaa ngi koy tudd léegi ci magistère am la am ba jafe-jafe yi mu am ko ci xam nga piscine olympique détournement yi fi amoon mi ngi fiy tege yaa ngi dégg sami municipal détournement yi fi amoon mi ngi fiy tege bul fàtte ne sami municipal bi sama biir commune la nekk. biir Grand Yoff donc yooyu ay détails la. donc Dakar bu amee retard Dakar bu amee ay jafe-jafe stade municipaux yi ngay wax stade Diagali Bakhoyokho biir Grand Yoff la nekk sama wetu kër. Khalifa Sall li mu fa def mi ngi foofu tege donc du ma dugg. moom walla mu wéy na dañuy wax ci présent xam nga ñun Dakar adversaire bi ñu am mooy ñi nga xam ne ñoom la waa Dakar wóolu woon parce que tamit il faut le dire waa Dakar ñoo leen wóolu woon jox leen seen kàddu mais ñu saaxee Dakar def ko nu leen neex di tànn ay communes yi nga xam ne ñoom lañ àndal ñu dugal fa ay moyens. communes yi nga xam ne àndu nag ñoom duñ fa dugal ay moyens ñun. li ñu bëgg biir Dakar amuñu ay adversaire yoo xam ne dañoo nekk ci biir parti bi xam nga sànq da nga wax ne. waaw ñetti kuy yu nar a bokk mbalka dina jafe. non kan la. am nga Abdoulaye Diouf Sarr am nga ki nga xamante ni bii moo di ministre finance bi woon Amadou Ba. am nga Mame Mbaye. waaw ñoom ñëpp ay potentiel candidat lañ. xam nga yooyu loolu yéen ay wax ni ñoom ay candidat lañ. waaye ñetti ñooñu amul kenn ci ñoom koo xam ne mus ngaa taxaw. nga ne ñoom candidat nga à la ville de Dakar parce que manque de respect la ci coalition bi ñu bokk man Lass Badiane bokk Dakar di doomu Dakar dëkk Grand Yoff am naa légitimité ne candidat la à la ville de Dakar yaa ngi dégg waaye waxuguma ko ñeneen ñi waxuguñ ko kon donc ay suspicion la rek ñun biir coalition lañ nekk te dañoo am ñoo xam ne dañoo ànd ak ñoom dañ leen a nawloo président de la république Macky Sall mooy suñu kilifa. mais biir coalition Benno Bokk Yaakaar dañuy waxtaan suñu biir ñun idée obsessionnelle d'être maire de Dakar ñii la dal ñii la tere nelaw ñun terewuñu nelaw xam nga ñun Cheikh fi may daanelee. ñun xam nga ban mébét lañ am xar-xaru Dakar kanamu Dakar ñu yeesal ko yaa ngi dégg boo xoolee programme yi nga xam ne président teg na ko biir Dakar ak biir réew mi xam nga dafa am foo xam ne commission nationale de réforme foncière bi nga xam ne 6 décembre 2012. la ko président de la république créé si même question bi la ñu tëj ko dissoudre ko en 2017 mu pare liggéeyam dafa bokk ci conclusion mooy redécoupage administratif yu gox yeeg goxaat yi xam nga dagg bi sànq da nga wax ne birum Sangalkam la. ak Diamniadio ak ay yeen ay Nduxura ay nangam ak nangam. mais day wóy ba ci réew mi parce que président de la république Pape faluñu ko pour waa Dakar dañ koo fal pour askanu Sénégal gi yëpp moo tax it réforme yi nga xam ne moom da koo diggee woon da koy def partout dans le pays. te réforme boobu yemul rek. ci wàllum décentralisation. dafa yem ci wàllum santé dafa yem ci wàllum économie dafa yem ci wàllum secteur informel mi nga xam ne li ëpp ci nit ñi. maanaam waa Dakar ak gox yeeg goxaat yi ak biir réew mi ci loolu la ñuy dund kon président de la république problème Dakar dëgg la soxal na ko waaye problème Sénégal moo ëpp li mu ko soxal moo tax. luy doxal Sénégal ci loolu la lenn moo tëj bopp nit ñi moo di lu tax ñu ñëw ba élection di waaj a jege ñuy def découpage yi ak li mu war a indi njeexeel bu ñu ko teewoon def avant wala bon après élection peut-être du indi coow li mu indi laas. waaw bu ñu ko defoon après xam nga lan ngay wax xam nga dama lay jox benn exemple rek parenthèse. Cheikh fi ñu def redécoupage. commune yi fa nekk yëpp Benno Bokk Yaakaar ñoo leen gagné maanaam ñun fi ñu dagg. bu nekkoon opposition moo fa nekk. xam nga par exemple bu ñu ñëwoon waa Pape xaaral rek bu nekkoon dañoo dagg xam nga Mermoz Sacré-Cœur. Mermoz Sacré-Cœur xam nga mënoon nañu ko dagg. bu ñu ko daggoon xam nga lu ñuy wax Barthélémy Dias mooy maire bi opposition la bokk mais gis nga fi ñu dagg gox yeeg goxaat yi fa nekk yëpp. maire yi fa nekk yëpp Benno Bokk Yaakaar lañ bokk. mais xam nañu enjeu yi ak répétition yi muy am si projet bi. waaw Sénégalais yi dañoo miin. Macky Sall nu muy doxalee ak njabootam muy lan mooy day lancer ay ballon de sonde
te ci loolu nag ñëpp xam nañu Dakar ak a intéressé nu muy def mooy day njëkk a génnee affaire yi ba ñuy wax déglu waa bàyyi ma ñëw rek ma jeexal c'est-à-dire bu ñu waxee njëkk nañ fi waxu suppression de la ville de Dakar mais yemul woon ci ville de Dakar ba pare de dafa doon wax ay Rufisque ak yooyu noonu yëpp ay jéem c'est saupoudrage la woon dafa doon jéem a gëlëmal gars yi mais Dakar ak a intéressé woon tey bu nee redécoupage di redécouper feneen ak yooyu yëpp tamit ay ki gëlëmal Dakar lay mujjee ñëpp xam nañu Dakar lay mujjee c'est-à-dire Macky Sall moom ci boppam ci bureau boobu mu toog bëgg na tam régler le problème de Dakar ci ñoom en interne bëgg na xool nuñ koy xaajee sax jël Amadou Ba jox ko benn parti xool nuñ koy xaajee nekk Diouf Sarr demal fële ci beneen parti sànq yaa ngi naan non mais déglu ma sànq yaa ngi naan que maire de Dakar moo na bàyyi ma jeexal xam nga déglu ma xoolal yaa ngi naan sànq que ba ñuy yor mairie de Dakar dañoo jëloon di jox nu mu tudd doole suñuy commune ak yooyu loolu amul te méngoowul ak dëgg parce que tey xeex bu ñuy xeex opposition ba léegi parce que il faut que sénégalais xam dara gis nga xaalisu mairie yi nii du mairie yi ñooy def recouvrement bi déedéet état mooy def recouvrement bi à travers donc la perception à travers les impôts et domaines à travers donc et cetera tellement de nu mu tuddati administration yoo xamante ñooy def recouvrement bi. tey lii nii sa déclaration d'imposition Khalifa Sall la xam ngeen siège Khalifa Sall bu nekk ci 2 voies wu Sacré-Cœur. moo nekk nii siège Khalifa Sall moo ñu war a fay foofu noonu foncier bâti xoolal fii nii ci kayit bi ci suuf. fan nañ jël affaire bi yóbbu ko Fann Point Amitié. Fann Point Amitié waaw. ana Sacré-Cœur 2 siège Khalifa Sall taxawu Sénégal ci amitié nu mu tuddati ci Mermoz Sacré-Cœur ñu ne noo xaalis recette boobu dañ koy jël jox ko Fann Point Amitié. xam na lii lan muy jéem a wàññi doole commune ya jéem a wàññi doole Barthélémy Dias ndax yaakaar nañ ni kii bu amee doole liggéeyal Sénégal waaw bàyyi ma jeexal non lii nii yu dul jeex lañ ci yoon benn exemple rek laa lañ ci won parce que ñun Khalifa Sall mooy suñu leader te moom nañu yabee nii sax génnee ay déclaration d'imposition parce que moom amul dara lu muy nëbb il a été donc là nu mu tuddati l'un des hommes politiques disons les plus transparents en faisant sa déclaration de patrimoine en 2009 et en 2014 tey ci loolu may wax noonu xoolal 2018 ci lu ñu montant yu ñu def recouvrement xoolal foncier bâti 2018 ñaata lañ jël 87 millions lañ def recouvrement. jox ko Mermoz Sacré-Cœur xoolal di 2019 xoolal nu mu wàññeekoo. 44 millions xoolal 2020 defuñu ci dara. pas de recouvrement gis nga nu ñuy dem nu ñuy gën a dem ñuy gën a wàññi suñu doole pour ñu bañ a liggéeyal askanu Dakar tey boo ma nee naan ay ville de Dakar mooy jël xaalis ba distribuer ko commune boobaa yaa ñu wax loolu neex parce que yaakaar naa ne yow xamoo sax nu mu tuddati commune yi di doxe wala administration yi nu muy doxee parce que demeewul noonu. waaw nag beneen bi moo di ñoom am nañu gain interne waaye yéen tamit opposition. xam nga boo ma nee am guerre balaa Barthélémy di doon yëkkati candidature est-ce que waru woon jaar ci pàcc yëpp ci coalition bi fi mu tënk. bu waxee loolu. dafa mel ni dafa nettali géntu Barthélémy parce que munoo. Barthélémy kay géntu fi ne wax na ñëpp dégg xam nga wax la dafa nettali géntu Barthélémy parce que munoo bokkoo ci coalition bokkoo ci parti fekkewoo réunion nga toog ne lii de waxtaanewuñu ko fa loolu moom xam naa ni moom mu gisaane nañ koy. waaye ñaari li daan demee moo di. coalition mooy génn def déclaration ne diw mooy suñu candidat. xam nga boo ma nee coalition mooy génn. ne diw mooy suñu candidat. sànq maa ngi la naan Barthélémy c'est le candidat d'abord des Dakarois. waa Dakar ñoo bëgg mu nekk candidat am waaw te balaa muy nekk candidat nu mu ko waxee rek taxawu Sénégal. taxawu Sénégal ci wala taxawu Dakar ñooñ ci Dakar lañ bokk. ci waa Dakar lañ bokk waa Dakar ñoo bëgg Barthélémy Dias nekk seen candidat loolu moom mooy indi candidature am tey nag boo ñëw di ma yow yaa ñu am problème. sa biir parti ñooñu naan ay Amadou Ba yaa ñu naan ay Mame Mbaye Niang xam nga ñoom ñu génn sax di dóorante mais est-ce que da nga dégg benn yoon benn nit bu nekk taxawu Sénégal génn naan Barthélémy Dias warul woon wax def candidature. doo ko dégg déglu ma doo ko dégg. fii may wax ak yow tembe fii may wax ak yow tembe doo ko dégg am na ñuy daje. da nga am xam nga information. doo ko dégg boo paree émission bi di nga dafa am information ana ñu. dama lay xamal. doo ko dégg boo paree émission bi di nga am benn communiqué boo jot fii may wax ak yow tembe am na ñuy daje. suba génnee benn bataaxal balaa. waa taxawu Sénégal waaw. waa taxawu Sénégal déglu rek déglu dama la ne. ndax waa taxawu Sénégal la ay mbooloo ay kilifa yoo xam ne dañoo bokk ci yéen. yaa ngi dégg dinañ fii may wax ak yow.
ñi ngi daje ils le font te dinañ génnee bataaxal dama bañ pour ba wax ne ne taxawu Sénégal c'est une wala démarche taxawu Dakar anti-républicaine. déglu ma dama bañ ba ne taxawu Sénégal wala taxawu Dakar ba pare wax tamit Benno Bokk Yaakaar tey ci biir Benno Bokk Yaakaar ngay gis ñoom ñuy génn naan am Diouf Sarr lii Amadou Ba lele. partisan yi waaw partisan yi moom ñu ngi wax laas partisan yi ñu ngi wax partisan yi moom ñu ngi wax mais man samay partisan Grand Yoff ñu ngi wax ne Lass Badiane maire de Dakar est-ce que dafa tax Lass Badiane nekk maire de Dakar ñëpp mais fii mais Lass xam nga ku nekk xam mën nañoo mesurer ambition yi yow peut-être bu ñu waxoon Lass Badiane maire Grand Yoff maire ba Grand Yoff peut-être c'est Lass Badiane nekk maire de Dakar boo ma bàyyi woon ma continuer nga gën ma gën a mën a leeral Lass Badiane nekk maire de Dakar boo ma bàyyi woon suñu borom mun na koo def waaw lépp mën na nekk mel leen leneen même que Barthélémy nekk maire de Dakar suñu borom dox moom bu mu amee légitimité gis nañ fi Mame Mbaye Niang waxuñu dara leer gis nañ fi Mame Mbaye Niang génn di wax ci Diouf Sarr par rapport ak candidature Diouf Sarr mais est-ce que gis ngeen benn responsable taxawu Sénégal wala taxawu Dakar ñëw génn ne diw bi xanaa déggoo ay ajoor nee naa la am man benn bataaxal bu waa di génn nii tembe en fait léegi dinañ suivre information boobu léegi beneen poñ bi am moo di lu si mën di am bataille bi moom dina am Dakar léegi nag 2022 taxawaloo ñaari élection ndax mën naa nekk élection locale ak législative. xam nga ñun njëkkoon nañ fi wax ñoo fi njëkk wax en 2019 que élection locale du am 2019 Barthélémy Dias waxoon na ko. ne woon na élection locale du am 2020 te maa ngi fàttaliku sax benn yoon ba mu koy wax ci plateau Mamour Ibra Kane la woon. waxaatoon na élection locale du am 2021 ñu ne ko 2022 nag mu ne nañ dem ba ci kanam dinaa leen wax ndax dina am wala du am xam na lu waraloon loolu yëpp. ñun comprendre nañ bu baax Macky Sall ak ñooñam lu ñu bëgg a def mooy lu ñu woowee demi troisième mandat ma expliqué lan mooy demi troisième mandat pousse élection locale yi ci ñetti at à la place de 2019 nga yóbbu ko ba 2022. loolu mooy boo defee élection locale yi 2022 da nga ne xaalis amu fi wala ñaari élection yi dañuy jegante. dañuy dàq législative ba 2024. bu ñu dàqee législative ba 2024 ñu war a def présidentielle nga ne ñooñu doog a jóge ci législative nañu dàq présidentielle ba 2027 loolu dina ko permettre mu gagné waat benn 2 ans et demi. ci nguur bi ñu jël pétrole bi naan ko. jël gaz bi 15 ko. boobaa ñu jéem a xool na nañuy mën a defee lenn c'est-à-dire loolu moo waral lii yëpp man gëmuma ni élection législative dina ko def. ci 2022 bi. parce que lii mooy stratégie bu mu fas yéene def. ñaari élection yi léegi la ñuy wax la ndax élection présidentielle moom pour mu def ko constitution bi sax du ko jagleel ndax il faut ñu réviser waat parce que présidentielle dañ koo tënk ay at léegi ndax ñaar yi mën naa nekkandoo 2022 est-ce que dàq gi war na législative yi comme ni nga xam ne la ko Pape waxee. waaw xam nga mooy li may wax rek te di ko baamu. mooy ñoom dañoo mën a wax loo xam ne ci seen xel mi rek la ne. maanaam ñoom li ñuy xalaat ak seen i mébét loolu la ñuy wax te dëppoo wax joo gis it xel la jóge déglu ma wax la xam nga élection li ñu xalaatagum yëpp am élection territoriale yi nga xam ne bu incha allah day am janvier 2022 loolu moo nekk suñu kanam élection législative yi mois de juillet 2022 incha allah dina am xam nga ñoom moom laa lay wax impréparation bi mooy dañoo pareegul xam nga seen coalition bi dafa am ay yëngu-yëngu yu tas nee naa la fii may wax ak yow. xaaral ba nga paree émission bi di nga jot bataaxal am na mbir yu bari yu xew ci ñoom. beneen bi xam nga boo waxee boo waxee ne ñun Dakar ñun ñi ànd ak président Macky Sall la grande mouvance présidentielle dañoo am problème yéen a bëgg ñun ñu am problème parce que yow ñu ngi fiy tudd mosuñoo am manque de respect ba tudd ne ñoom candidat lañ. donte am nañ ci droit Amadou Ba déclaré na candidature déclaré wu ko de déedéet Amadou Ba li mu def démb daanaka déclaration devant le nu mu tudd doomu Baye Niass ba la li mu def démb daanaka déclaration il a déclaré sa candidature dama la ne kooku ngay tudd taxawul fenn ne moom candidat la à la ville de Dakar ba xam nga déclaration bu mel ni Barthélémy Dias peut-être ngay wax mais li mu def démb quand même ñun ñi ànd ak président de la République dafa am dañoo nekk ay militants yu disciplinés doo ci dégg kenn koo xam ne topp nga ligne de parti bi taxaw naan man candidat la bërëb sàngam parce que Cheikh xam nga ñun li ñuy def mooy dañoo ànd nawle xam nga 2012 xeetu mouvement bu nekk parti bu ci nekk am nga ñu fàqee ko ci ñoom ñoo xam ne dañ doon ànd ak seen kilifa politique. bàyyi ko ñëw ci ñun parce que xam nañ ne ànd ak ñun moo ëpp njariñ ànd ak moom. loolu àdduna la ànd ak tàggoo ñoom ñoo ànd yaa ngi dégg te des na tuuti am na ñenn ñu leen gën a jege fii may wax ak yow balaa weer wi jeex. dinañ ñëw
biir Grand Yoff biir Mermoz Sacré-Cœur ak Parcelles ànd ak APR ak la grande coalition Benno Bokk Yaakaar. mu ngi prédire fi may daanelee mooy gis nga problème bi ñoom ñoo bëgg ñun ñu am problème waaw parce que ku sa kër amul jàmm da ngay bëgg sa kër wujju am jàmm ñun suñu kër macha allah laala bant am na jàmm amul benn ministre du directeur du militant du responsable boo xam ne topp nga directive présidentielle ba ne yow candidat nga ñun dañuy waxtaan suñu biir buñ jéegee ba ci coppandaw parce que Cheikh xam nga li ëpp solo. en tout cas ñi am xel di xalaat yëpp nee nañu mënta ñàkk bataay bi dina am. waaw déedéet xam nga bataay mënul ñàkk. lamb ji moom bëgg bëre bañ bëree. loolu moom mënta ñàkk. lamb ji moom faw mu am. dina am bataille mais bataille démocratique. ci jàmm ak salaam primaire yéen a ko soxla parce que yéen a génn bëgg a ngardaajoo mbir yi te am na ci ñeneen ñoo xam ne. seen nawle leen ngeen xeeb leen ñun suñu biir primaire yi xam nga mooy lan. waxtaan parce que sànq dañuy waxtaan ci coulisses yi mu ne ma ne ko ñu ngi waxtaan ci discussion mu ne discussion day jeexi ci dispute. ma ne ko ñun nag waa Benno Bokk Yaakaar ñun ñi ànd ak président pour bañ dispute moo tax dañuy discussion moo tax ñun ñu ngi waxtaan. ñu ngi waxtaan ak ñëpp ñu ngi waxtaan ak base bi waxtaan wi tamit si ñi nga xam ne ñoom la ñuy. xam nga waxtaan wa sori na xam nga waxtaan woo xam ne kay day toll fa li sànni baat. kay bëgg a tënk bi tamit dina am jafe-jafe. xam nga xeeb Benno Bokk Yaakaar. weesuwul foofu laay daanelee. bëgg a tënk Benno Bokk Yaakaar candidat ville de Dakar ak APR ni mu bari ay kàngam mouvement jëm kanam ni mu ko baree ay kàngam. yeneen parti yi parti socialiste AFP ñeneen ak ñeneen RND PIT mouvement yi association yi ñëpp ñu ànd ak président de la République ni mu baree ay kàngam yoo xam ne ils peuvent être des maires nekk maire ville de Dakar nga bugg ko cloisonné wu. ci benn diw bu dëkk Parcelles wala diw bu dëkk Yoff wala diw boo xam ne kenn xamul fu mu dëkk c'est manquer de respect à la coalition Benno Bokk Yaakaar te loolu duñ ko nangu. ñeenti simili la ñu desee Matar Sourang FNR mu ngi ko doon annoncé si jeudi dimanche. grande coalition wu opposition bi si élection yi ñu dëgmal mën nañ ko xaar. dafa war a nekk. loo xamante warul mun a ñàkk. lu mu ne lu mënul ñàkk faw mu am opposition bi dañoo war a nekk benn say. say d'abord pour opposer wu. j'insiste bien sur le terme opposé wu parce que réew ñaari fànn moo koy mën a doxal ñenn ñi dañuy mën a nekk pouvoir comme L'As ñenn ñi mën a nekk opposition comme Pape Konaré. ñii bu ñu deful yoon ñel ne leen taxaw leen defoo leen yoon nii nañ ko war a defee il faut que opposition bi d'abord mën a opposé wu il faut que opposition bi d'abord mën a intéressé wu ci problème mu Sénégal parce que man mii ci opposition bi laa bokk. te bu may wax tamit damay wax ak sama bopp. buy intéressé wu ci problème Sénégal mooy tey pêcheurs yi amatuñu jën immigration clandestine bi moo ñu rey ay nit pétrole bi saaxe nañ ko suuf yi ñoo ngi koy saaxe loolu yépp nekk na problème mu askan wi loo xam ne opposition dañ ci war a def say wax ci. balaa ñuy wax sax ci waxu fichier électoral balaa ñuy wax ci waxu leneen ak leneen bu ñu defee loolu ba pare ànd booloo nekk benn ngir doxal Sénégal. ànd booloo nekk benn ngir ëllëgu Sénégal. ànd booloo nekk benn ngir askanu Sénégal. léegi dama ñëw laataa ñu jeexal ci poñ bi nga xam ne moo jëm ci wàllu économie ak sommet bi am France jàngat li ngeen ci am benn minute mooy yéen tamit au niveau Benno Bokk Yaakaar du wutu Dakar Kolda ñu ngi fay docteur professeur Moussa Baldé mu ngi fa yaa Abdoulaye Bibi Baldé yaa ki nga xam te ni bii moo di Mame Boye Diao. yooyu nga xam ne ténor yi nga xam ne ñoo nekk ci local yu nekk bari Kaffrine diggante ki nga xam te ni bii moo di ministre bi Abdoulaye Wilane ak voilà Seydou Sow naka la ngeen gérer yu mel noonu ngir élection yi ngeen dem ci ak ko bërëb bu nekk ñu am fa candidat. xam nga yéen nit ñi ñun dañoo yor suñu équipe xam suñuy joueurs mais yéen da ngeen ñu bëgg tànnal ay individualité xam nga ñun APR. président de la République da dul nangu ay individualité fractionniste ñun nee naa la dañuy waxtaan bu ñu demee nag ba mënatuñu waxtaan ñu continuer waxtaan. gis nga ñoom ñii. opposition bi xam nga le rassemblement de petits partis ça fait juste un petit rassemblement ñun APR ñun Benno Bokk Yaakaar amuñu problème te man du ma bëgg xam nga man li président bëgg loolu laa bëgg li ma bëggal réew mi loolu laa bëgg ñun nekkuñu ci di wax ne diw moo nekk Kaffrine Ablaye Sow moom ngay wax. wala Ablaye Wilane. waaw parti bi ak coalition bi tooguñu fenn ne Ablaye Sow mooy candidat. Benno Bokk Yaakaar wala Abdoulaye Wilane mooy candidat Benno Bokk Yaakaar parti bi. tànn gi dina jafe loolu war a sa laaj bi nan ngeen di def ba tànn dañuy waxtaan waaw président de la République
mooy kilifa bi dina yónnee ay ndaw ñu waxtaan fépp xam nga nit ñi ñeen ñooy yeneen tànn di joxor bi naan Kolda wala nangam ak nangam nee naa la am na ci ñoo xam ne amuñu ndombal tànk kenn au niveau sommet. kenn xamu leen te ñooñu ñoo ëpp légitimité te ñooñu bés bu ñu laajee mairie askan wi ñoom lañ gën a wóolu. kon ñun nekkuñu di personnaliser ay débat donc dinañ waxtaan. ci waxtaan lañ ñu xam 2012 ba tey ñu ngi waxtaan. 2024 dañuy continuer di waxtaan parce que suñu projet day dem au-delà de 2024. yegg une minute tamit dese sommet bi am Paris wàllum économie relance économie Afrique. 15 président teew fa Macron teew fa président de la République ñu ne moo ko sponsorisé jàngat ban nga ci am. waaw balaa loolu rek damay wax président Macky Sall mu bàyyi xel ñu mel ni Laas parce que waa Laas sañu waxal boppam. nee na genre individualité yu mel ni moom war nañ leen bàyyi xel moo gën ñuy wax waxu leader yi. loolu la bëgg wax foofu noonu. Laas da ngay nekk candidat wu grand loolu la bëgg wax foofu noonu. waaw léegi sommet boobu noonu man maa ngi ko jàppee mascarade lu tax ma ne maa ngi ko jàppee mascarade parce que. France jamono ji moo ñu ëpp problème moo ëpp problème Sénégal moo ëpp problème Afrique parce que Covid bii nii génn dëkk tubaab yi la gën a affecté foofu ñoo ngi fay décompter des centaines et des centaines de milliers de morts fii Sénégal fii wax dëgg la am na ñu fi dee te ñu ngi leen a jaale seen famille. mais nag leer na ni ci ñoom la gën a laal que ñun tey lan mooy. ndeyu problème mu Sénégal wala économie Sénégal ñu ne dañ koy dem toog waxtaanee France te nga xam ne ñoom tey ñoo ñu gën a am problème. Laas. waaw non xam nga loolu initiative bu rafet la bu ñu fàtte ni président de la République moom moo nekk ci kaw pour ñu xeex dette bi nga xam ne dettu africaine bi pour ñu mën ni koo jéggal dindi ko. parce que dañoo nekk ci relance post Covid te loolu day baax ñu dem waxtaan xam nga mooy li ma la wax rek ñun ci waxtaan lañ ñu. tàttagal ci waxtaan lañ ñu nàmpatal dañuy dem France ànd ak chef d'État yi waxtaan ngir bor bi dem pour ñu mën a amaat une relance économique. jërëjëf Lass Badiane jërëjëf Pape Konaré le journal 19h45 avec Adama Nashkaba.